succès noo ko gisee ak tur bi ba mu ñëwee. waaw bon heureusement li ma may chance mooy def naa Daaray Kocc 10 ans doog am succès si 10 ans yooyu dañ ma formé waat dañu mbappat di répéter ñu may yar may gis ay erreurs yu samay grand di def ñu leen di rectifier ñu def sama bopp bi dara maanaam tette ma préparé ma ba dara mënuma fëq waaw bi ma ko doogee am nag def naa ay erreur nit doomu aadama l'erreur est humain mais lu ci am rek dama doon sàmm kàddu yi Cheikh daan wax. erreur nga fa jot a def. waaw erreur bi mooy succès bi ñëw na bon doomu aadama rek comme erreur bu muy def du erreur wu réew wala bew wala fuuy wala def loo xam ne nit ki day tuur ñu bu ko déggee mais y a des petites erreurs yoo xam ne c'est humain boo amee succès boo def naa da ngay dellu xale rek ngay def. merci beaucoup boo defe naa mu sànq la donc c'est ça que c'est des petits trucs que j'avais fait mais yàlla suturaal ma ba ma def ba loolu nekk loo xam ne yàlla daf ma muul maanaam mu suture ba fësul mais nag ma jëlee ci ay leçons yu bari waaw. dafa delluwaat ci base mooy nit buñ la jàngalee wala nga tarbiw même boo demee ba am succès war nga mën a xam ni nga koy gérer noo gisee succès yi léegi nit ñi dañ koy am vite fait teg si 1 mois mu fay leen wala mu yàq leen. buzz lañ ko tuddee buzz la buzz du yàgg buzz du yàgg ba pare lu tax loolu mooy liggéey bee ñorul liggéey bu ñoree day des ci bopp nit ñi Daaray Kocc lu tax mu des ci bopp nit ñi liggéey bee ñor dañ doon répéter 3 fois dans la semaine lundi mercredi vendredi bu répétition jotee liggéey lañ ko def bu correct bu sérieux ay magum jëm ay pères de famille ñu ñëw doon ay doom seen biir ñu gëm liggéey bi di ko liggéey mais léegi nag dañ ne on répète pas dañ ñëw dóor ko mu daanu benn loo dóor mu daanu bu jógee day daanu amul base liggéey bi ñorul thème bi dafa éphémère moo tax succès bi day éphémère danga koy seetaan léegi mu dugg la léegi boo tëddee na la yow génn ci yow boo seetaanee beneen boobu lay dugg mais nit ñaa ngi dem ci internet bi di gëstu ay pièces su Daaray Kocc ba léegi di ko seetaan tu écoutes Bob Marley aujourd'hui da nga naan CD bi démb la génn ñooñu ñëpp seen liggéey dafa ñor nga déglu Bembeya Jazz 10 ans de succès seen album boobu 10 ans de succès la def liggéey bi dafa ñor Daaray Kocc nga teg xànju léegi mu jooy loola parce que dañ ko liggéey nga teg une si longue lettre tout de suite da nga naan démb lañ ko def mooy nuyu de passage suma yaay jooju Dieng Astou Diop macha allah nga teg un DG pour en cacher un autre série bi njëkk am Sénégal da nga naan léegi lañ ko def parce que dañ ko liggéey dañ ko tette liggéey ko correctionné ko apporté ci def ko fulla ak fayda mais léegi da ngay bind ñaari feuille ni série la nga ñëw démarrer ko la suite ci plateau bi lañ koy àggalee nga jël ñoo xam ni musuñoo def art defuñu formation acteur ni actrice seen jeu c'est pas naturel beauté ñoom dañu dugal beauté ci milieu bi te xamuñu pourquoi ñu war a def beauté boobu métier bi dafa am règlement dafa am yoon loo dugal ci métier bi rek dafa war fekk métier bee ko laaj maanaam film bi l'histoire que tu traites moo demandé loolu. mais est-ce que tamit yéen xawoo leen bàyyeeku parce que macha allah Daaray Kocc nekk na ñoo xam ne ay king lañ amul koo xam ne mun na leen sut parce que yéen doon def lu rafet yéen def lu nice loo xam ne ba léegi ku seytaan day mel ni tay la yéen ñi yéen a nekk kilifa bi yéen a nekk ci kanam est-ce que du yéen ñi yéen a wala encadrer jeunes yi encadrer nouvelle génération bi pour ñu mun a xam fu ñuy teg seen tànk parce que yéen ñëpp kenn gisatuñu leen si yu bari comme si que léegi dafa am beneen yitte bi ngeen tal muy njaboot bi muy liggéey bi muy mucc bu rafet bi donc ba mënoo leen gëstu wala génération bi tamit ñëwul ci yéen day nekk. xam nga ku bëgg am kilifa di nga ko am mais la nouvelle génération comme ils disent cinématographique ils disent que c'est eux qui ñoo xam lépp ñooy professionnel li fi nekkoon bee passé baaxatul pousse loolu indi ñoom seen touche mais lan la ñu indi lu bees
est-ce que li ñuy def suñu cosaan ak suñu aada yaa ngi ko ciy gis non ba ci solin bi dañoo jiggaani cosaanu jàmbur les acteurs s'habillent comme les Ivoiriens comme les Nigériens comme les Ghanéens ou les Américains est-ce que loolu ñoo ko moom ñun am nañu yëre olof li ñuy wax pain au temps ba cigarette la tuddoon dañ ko delloo si yëre bi Nigériens yi créé di ko sol moom la acteurs yi di sol ba ci watu bi waaw donc lan la ñu apporter touche bu bees ci suñu cosaan ak suñu aada jigéen ñi lan la ñuy sol li Rihanna di sol quelque chose de sexy wala tatouage bi on a des yéen ñun dañu am ay taille basse am ay taille maam am ay grand boubou yu rafet manière ay marinières yu rafet yu toog nga xam ne bu ko tey jeeg solee romb la da ngay bëgg sa biir xol pourquoi il peut pas apporter ces déguisements dans les films qu'ils font pourquoi il peut pas traiter les sujets proprement dits yu nekk suñu kër yi yu nekk suñu mbedd yu nekk suñu biir société yi li ñuy def science fiction la est-ce que ñoom yaakaaruñu ne que bu ñu deful loolu seen produit du jar est-ce que du dañuy jaay seen produit moo tax jaay produit jaay seen série bi am si sponsor daaree ko ci ba mu fi nekk lu mu doon def yeete si suñ cosaan ak suñu aada ci solin bi ci waxin bi ci jëfin bi affaire yi jarul jar na nit ñi daawuñu ko suivre daawuñu ci gis seen bopp ils apportent quelque chose de nouveau les gens ne se retrouvent plus sur ce qu'ils font mais est-ce que tamit du génération bi parce que tamit ku nekk ak sa génération ku nekk si kon day yàq kon génération actuelle la ñuy yàq non génération bi bëgg nañ ku sol lu sexy Lu sexy. ku sol lu sexy génnee lu popo. sexy lu sexy est-ce que rafet na ci gis-gis ci gis-gis noonu rafetul est-ce que rafet na ci télévision xale bi di ci teg bëtam est-ce que demal pale nga sol lii doo dugg pourquoi pale interdire ko parce que c'est pas bon c'est pas joli c'est pas correct doomu aadama dafa am cosaan bu correct bu mu am culture am ci yëre nga solu sañse bu rafet nit mën nga sañse lu rafet nit bëgg te du sexy jigéen da lay romb sañse lu rafet te du sexy mooy liñ daan wax nit mën na fecc sabar te mu yiw nit fecc na sabar ba nit kontaan te ay cëram feeñul nit génne na ay cëram yaakaar day toj làng ga nit ñi jéppi ko parce que dañoo demul gëstu ji gëstuwuñu suñu cosaan ak suñu aada li ñu moom dañoo gëstu américains yi ñoom ñëpp tout le temps ñu ngi ci internet bi réalisateur américain bi la ñuy topp on a des réalisateurs nous on a des gens qui écrivent des scénarios Douta Seck Cheikh Tidiane Diop et cetera la RTS a des réalisateurs professionnels ñu lay teg ci yoon gëstu ñoo ñu daan def mais da nga génn frontière di gëstu l'américain est-ce que tamit du ñuy di bind wala ñuy di jël seen xaalis bu bari di ko investir ci série xam nga sànq da nga wax ne ñun dañu toog démarqué wu si man personnellement xam lu tax fecc cëpp xoo la bu pënd bi wuree dina xam kan mooy kan ñëpp pëcc xoo di fecc benn ñaareel ba ñi ñëw indi seen xaas di produit dañ ne non on sent ce qui était là c'est pas bon c'est de l'ancienneté on apporte quelque chose de nouveau mais mun nañ indi lu nouveau muy yeete mu norme ak suñu cosaan ak suñu aada ñun dafa am lu ñu am lu ñu moom muy wax bu rafet jëf ju rafet solin bu rafet doxin bu rafet kooku mooy sénégalais bu ñu nee teraanga sénégalais loolu da cee bokk ak lekk lu baax mais waxu ŋàññuma nag li ñuy def waxuma baaxul y a des erreurs comme ñun mais ku am far xuloog sa yaay dem dëkkali sa far moomuñu loolu bokkul ci suñu cosaan ak suñu yar suñu aada am jëkkër am far am na fi mais nañ ko defee ci système yeete mais nga wane jeune bi mu dem di tëdd ak nit si meeku tëdd xale bi di ko seetaan danaan lii kon baax na mais bu subaa
mu essayé ko ñun dañoo am métier bu noble Lamarana bu joué lu correct xalif général mën na ko seetaan jabaram toog mu toog xalif général ay taalibeem toog doomam toog seetaan ko xalif général du teg kii concert du ko seetaan day dem exposition livre vernissage tableau xalif général dafay dem xalif général day dem ci comment dirais-je leneen wàllu culture dafay dem ñun suñu métier dafa noble nañ ko suturaal nañ ko sàng suñ cosaan ak suñu aada nañ ko delloosi li ñu moom nañ ko teg ñun am nañu thème yu bari yu ñu mën a développer te film bi dina jar te nit ñi dinañ ci gis seen bopp man damay dox benn jour dama dox Géejawaay golf Carrefour may dox benn waaye topp sama ginnaaw pim 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 ba ma agsi ci Carrefour bi mu freiné ci diggi Carrefour bi ote naan pim mu ne dana li ma lay wax naa la ko wax ba pare doo ko dem lama foo leen ne lii di daw gisatuñ ci suñu bopp sentiruñu xamuñu lan la ma ne ko dina ñëw bientôt incha allah munu man yéen da ngeen di saboter parce que da ngeen a toog bàyyi mbir mi ñun ma ne ko bàyyiwuñu mbir bu demee ba xamatoo foo jëm ba ñu ñëw yor seeni moyen ni li fi nekkoon baaxul ñun li ñuy indee gën da ngay toog nga seetaan leen ak consommateurs yi nañ ñoo commencé di kaas jeex na da ngay def 10 millions de vues mais vues nga wax de mais ki consommé est-ce que la mu consommé jariñ na ko bu ko jariñoon du kaas. mais cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.